waaw sama waa kër maam Aram Diagne monsieur Demba moo ngoog tey nag Vieux Thiam moo war a waxtaan ak ñun ci tension artérielle daal la ñu indiloon tey bëgg ci waxtaan ak ñun kon nag defaral nañu waxtaan bi nag defaral ñu ko sous forme de audio voilà bu ñu dugalee audio mi yépp audio yi moom dinaa ko numéroté comme ça ñu xam ne benn bu dem rek ak ban moo topp ci ginnaawam bu ñu ci paree nag ñu daal di dem ci question réponse yi bu boobaawee dina nekk ci ligne bi képp ku am loo war a laajte rek ci tension artérielle nga laaj ko bu soobee yàlla dina la tontu kon nag maa ngi leen di dugalal audio mi. asalaamaaleykum sama waa kër maam Aram Diagne monsieur Demba man Vieux Seyni Thiam bu Aminata Diagne Sir Diop bu Adja Aïssatou Diagne bu Ablaye Diagne bu Momar Diagne bu Aram Diagne monsieur Demba maa leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla jàmm àddina di leen ñaamal jàmm àddina ak laaxira di leen ñaanal sutura di jéggalu ci gëj dugg bi di am kontante lool bi ma sama tante Rama contacté aussi Ndey Ndaw bu sama nijaay bu tànda pour ma def ak yéen ay waxtaan ci wàllu wér-gu-yaram ma am ci kontaan trop ndax loolu bokk na ci li nga xam ne mun naa wax depuis 40 ans ci laay yëngu ndax loolu mooy sama liggéey nan lañuy fexe daal ba nit ñi musu ci jàngoro loolu bokk na ci mission yi njëkk ci sama profil ndax sama profil mooy gestion du risque sanitaire waaw kon dinaa ci am kontaan te lool di jéggalu nag ndax peut-être jot gi du may ñu koy assiduité bi mais saa suñ ko teelee yëg rek dinañ ci mun a taxaw préparer ko def ci yéen waxtaan ñu dellu si ci beneen audio. waaw sama tante dafa ñaanoon itam ñu waxtaan ci feebar bi nga xam ne lëmbe na àdduna muy Covid 19 feebar la bu xaw doy waar ndax virus bu bees la maanaam mutation ba mu def ca jamono jooju variant bu bees la woon ba tax na àddina si miinuñu ko woon mu def fi ay musiba yu bare te jàngoro la ju nga xam ne war nañ ko moytu war nañ ci aar suñu bopp war nañ ci fegu ba muslu ci ndax jàngoro ji doy na waar ndax ni muy évoluer depuis décembre 2019 ba mu feeñee ci Wuhan ci Chine ba fii ñu toll tey amul bés bu yàlla sàkk rek te reyul ay doomu aadama yu bare fii ci Sénégal defe naa ne ci jeexal nawet bi gis nañu musiba yi mu fi def ndax yokk woon na lool ndeete gi bare woon na lool ñaan yàlla mu musal ñu ci ñaan yàlla ñu bokk ci ñi koy nettali te feebar bi defe naa ne mën nañ ci amal sax waxtaan moo tax bëgguma ci sore lool mais li may wax rek mooy feebar bi bu gënee bare di gën a wesaarew mooy virus bi dafay circuler ci biir nit ñi te virus bi pour mu arrêter circuler ci biir nit ñi mooy fokk nit ñi fegu tey jii li nekk à notre disposition ci loolu mooy ñàkk bi moo fi nekk liñ ci wax yëpp ci ñàkk bi pour bañ ñàkk loolu waxu yàq la ñu jàpp ne problème lutte économique la ci grande puissance yi maanaam xeex ci koom-koom ci grande puissance moo taxoon ku ci nekk rek di xeex sa ñàkku morom mais ñàkk bi ñàkk yi OMS moo ko autorisé en urgence pour ñu utiliser ko parce que loolu rek mooy solution
pour virus bi ni muy circuler ci biir nit ñi mu taxaw tant que nag loolu amul mutants yi dinañu yokku feebar bi dina fi gën a yàgg. nañ ci nañu góorgóorlu ci mesure barrière yi raxas loxo yi takk masque yi di dandante ku sa yaram tàng nga dem seeti docteur bañ di faj sa bopp nañ ci góorgóorlu feebar bi doy na waar waxuma la sax feebar bi rek mais boo wéree sax ci feebar bi segal yi mu lay bàyyi ci sa bopp ci sa yenn organes yi donc tax na ñu war ci ñu mën ta am taxawaayu fekk suñu bopp aar suñu bopp ma yaakaar ne rek peut-être suñu prochaine émission mën na nekk ci feebar bi bu ci nit ñi d'accord ñu def ci émission bu complète ndax tey jii li ñu ñaanoon ñu waxtaane ko moo doon ñu waxtaane hypertension artérielle kon ñi ngi dellu si léegi rek ci hypertension artérielle merci. Lan mooy tension artérielle bu ñu waxee ñëpp lu ñu wax bu ñu bëri dañuy wax tension dama am mais lan mooy tension deret dafa am ci ay tuyaux yu muy jaar ba egg ci xol dafay am tuyaux yu muy jaar jóge ci xol dem ci yeneen partie yaram maanaam yeneen organes yu mel ni foie yu mel ni rein yu mel ni cerveau maanaam yu mel ni xëtër yu mel ni gàddaam yu mel ni yuur daal place yooyu yëpp am na yoon yu nga xam ci la deret gi jaar pour egg ci ñoom deret ji nag ni muy dawee ci biir yoon yooyu maanaam doole ji buy daw bi muy def ci paroi maanaam ci tuyau yooyu ci wetu ci tuyau yi pression ba mu ci doole ji mu ciy def barewaayam wala néewaayam loolu mooy lu ñuy màndargale tension artérielle waaw te tension boobu dafa am nu mu war a toll pour que deret ji mën a circuler normalement ci biir yaramu doomu aadama peut-être ñu ngi koy évaluer ñu ngi koy saytoo mooy ñu ngi koy mesurer ñaari chiffre la ñaare boo gisee ñu ne la sa pression artérielle sa tension 12 8 la wala 14 9 la wala 14 8 et cetera donc ñaari chiffre la benn chiffre bi mooy wone bu xol bi contracté woo donc aspiré deret ji beneen chiffre bi mooy wone bu xol bi bàyyeekoo deret ji commencé wéy pression artérielle maanaam tension day yokku ak at am na gëstu yu wane ne fukki at yu nekk rek ci nit ku nekk fukki at yu nekk rek pression artérielle am muy chiffre bu njëkk bi dina yokku maanaam genn wàllu poñ chiffre bu mujj bi dina yokku 0,2 point donc fukki at yu nekk rek nit ki bu màggee fukki at rek tension war na yokku dina yokku ci ni anam yi ñu leen ko waxee léegi li ëpp ci nit ñi am juróom benn fukki at même bu ñu wëree dañuy nemmeeku ne seen tension bu njëkk bi maanaam chiffre bu njëkk bi dafay yokku tey dem ba 14 wala mu ëpp tuuti 14 loolu mooy wane ne tension day yokku ak at donc bu ñuy baamtu rek tension artérielle mooy doole ji deret ji ni muy dawee ci tuyau yi koy yóbbu ci biir yaram doole ji muy def ci tuyau boobu di tuyau yooyu nga xam ne ñooy yóbbu deret ji loolu mooy tension artérielle te mën a am ay jeexital yu doy waar ci yaramu doomu aadama. waaw lan mooy hypertension artérielle bu ñu waxee hypertension artérielle mooy tension bi
maanaam doole ji deret ji jaar dawee ci tiwo yi dafa ëpp dafa jóg trop, c'est trop élevé ñu ngi koy wax ci tubaab ndax tension artérielle bu normal 12/8 moom la ñuy considérer tension artérielle bu normal bu ko ëppee rek am na nuñ ko war a seetloo wax nañ léegi ne ci mag mën na nekk 14/8 ndax ak at te du ne kooku dafa am tension, c'est normal ndax ay atam la méngoo mais mu valeur moyenne bi maanaam chiffre bu baax bi daal mooy 12/8. Hypertension artérielle nekk na jàngoro ju nga xam ne facteur de risque la ci feebaru xol yu bare, ci insuffisance rénale mun na nekk am jeexital insuffisance rénale mooy indi dialyse yooyu ñuy wax AVC def naa ne loolu ñu bare dégg nañ ko wala gis nañ nit ku mu dal ak gàllankoor maanaam laagoo yeeg lépp li nga xam ne mën na ko indil nit. Donc hypertension artérielle mooy ci baamtu doole ji nga xam ne moom la deret ji jaaree ci yoon yi mu war a jaar ba egg wasaar wu ci biir yaram doomu aadama doole jooju ëpp na mu waroon tollu indi nag ay gàllankoor yu bare ci dundu doomu waaw nan lay feeñee ci doomu aadama maanaam li tubaab di wax ay symptômes hypertension artérielle ni muy feeñee mooy ay métitu bopp yu tar ay vertige mi maanaam nit ki miir ay bourdonnement d'oreille nopp yu riir bët yu lëndëm yenn saa yi deret yuy génn ci bakkan ñooy wax bori te li ci ëpp boo di nga am loolu mais doo am yenn feebar yu metti yu nga xam ne da lay tëral da ngay dem di seeti leneen di yaakaar leneen ci consultation docteur bi daal di gis ne yow mii kat yu bare yow da nga am hypertension artérielle donc ñaare ku am yii ñu lim léegi rek war nga daw dem seeti docteur waaw parce que lu am solo la bañ di automédiquer maanaam jël garab ci sa bopp ndax am na garab yu bari ñu ngi koy jël ci biir kër yi yooyu day gën a compliquer l'hypertension maanaam mun naa ci citer lu mel ni aspirine lu mel ni ibuprofène ñaari garab yooyu day nekk luy mun a yokk wala lu mun compliquer hypertension artérielle te dañ koy jël ñu koy jaay ci mbedd yi dañ koy jël ci jëlin waa bare na ay garab yu mel noonu moo tax képp ku lii daal rek waroo gis nit rek mu jox la lii day démb sama bopp bi doon metti mais jëloon naa lii daal mu saafara ma nga jël déedéet da nga war a dem seeti docteur. comme ni ñu ko waxee sànq rek hypertension artérielle fii ci Sénégal gis nañu ne lu wasaarewu la lu bare la enquête biñ fi defoon am na ñetti at wala ñeent enquête boobu wane woon na ne enquête STEP wane woon na ministère de la santé ko defoon wane woon na en tout cas ci dëkku taax yi ne feebar bi wesaaro na fi lool boo téeméer nit yoo jël rek ñaar fukki yeeg juróom amoon nañu jàngoro jooju rawatina ñi nga xam ne seen at ëpp na fukki at ak juróom ñu ci bare nag doo ko xam ñu ci bare doo ko xam day nekk ci sa yaram wala yaa ngi ko yor yaa ngi dox ak moom ba bés nga dem ci docteur di seet leneen ba mu feeñal ko mais lan mooy cause u hypertension mënuñu la ko wax boo jëlee téeméeri cas hypertension maanaam juróom-ñeent fukki yeeg juróom kenn xamul fu mu jóge lan mooy origine am xamuñu ko waaw ni ñuy def rek mooy fexe wàccee tension bi
parce que xamuñu cause yi pour mun leen attaquer mais seetlu nañ ne am na lu tubaab di wax ay facteurs favorisants am na yu nga xam ne bu nekkee ci nit ki wala nit ki di jëf-jëf yu demee noonu loolu dina yokk hypertension lu demee ni ki par exemple ay reins yu fonctionné wul normalement mën na indi hypertension thyroïde yi aussi bu amee problème maanaam lii fii la thyroïde bollox bu fonctionné wul normalement itam mën na indi hypertension ci ay exemple rek yeneen facteur de risque yi moo di nit ku nga xam ne day jëfandikoo xorom su bare rawatina boo amee yenn at yi di lekk xorom su bare loolu dina indi mën na indi hypertension maanaam nit ku bare stress maanaam am pression ci liggéeyam wala ay jafe-jafe àddina soxla yu demee noonu nekk ci moom ba du nelaw du noppalu nit kooku loolu mën na indi itam yombal hypertension cigarette di tox cigarette dina indi hypertension yaram maanaam ku am yaram obésité maanaam ku pataa ni ndey ndaw di loolu itam mun na indi hypertension le sédentarisme nit ku dul def benn activité physique da ngay toog rek loolu bare na trop ci ñun ñu rawatina nit ñi liggéey da ngay liggéey yi am oto da ngay taal soo oto climatisé dem sa bureau boo demee taal bureau climatisé toog benn place 4 heures 8 heures de temps ngoon si nga dellu si toog sa canapé yore sa téléphone wala jàkkaarloog sa télé da amoo beneen activité loolu itam lu yombal hypertension la suñu jigéen ñi ngay am ku lay liggéeyal ci kër gi daanaka doo yëngu da ngay toog di wax rek donc loolu itam inactivité physique boobu mën na indi hypertension dañu seetlu ne ci góor ñi la hypertension di te gën a teel a feeñ que ci jigéen ñi jigéen ñi nga xam ne dañu toll ci atu am doom ñooñu dafa mel ni am na ay gëstu yu wane ne am na lu leen di wattu ba hypertension du leen jàpp mooy ñi nga xam ne dañu toll ci atu am doom am na ay hormones yu ñuy sécrété ay hormones sexuelles yu ñuy sécrété yu demee ni oestrogène yooyu daf leen di dimbali mel ni daf leen di protéger ci hypertension mais bés bu ñu eggee nag ménopause bu ñu demee ba dootuñu gis baax bu ñu demee ba seen jur taxaw bu ko defee jigéen ñi fréquence su hypertension ci jigéen ñi day tolloog bu góor ñi loolu aussi ay étude maanaam ay gëstu wane nañu lu mel noonu excès de poids nit ku am yaram ku pata diabète type 2 bare na lu muy feeñ ci nit ku am lu muy feeñal hypertension ci ñu demee noonu waaw nit ku am surpoids nit ku am diabète de type 2 moo loolu itam mën na feeñal hypertension yenn xeetu garab yu nit ñi di jël comme ni ma ko waxee sànq mën na aggraver mën na favoriser mën na aggraver mën na perturber même nu ñuy équilibrer hypertension donc garab daal nit waru ko jël te amu ci tegtalu docteur am wala amu ci tegtalu pharmacien da nga war a dem ci docteur cité woon naa fi sànq aspirine ak ibuprofène mais ay yenn anti-inflammatoire yi mooy anti-inflammatoire yooyu aspirine ibuprofène mais aussi yenn garab ñuy jël pour bu bakkan fàtte maanaam ñu ngi pulvériser ci bakkan ñuy déboucher bakkan yi yooyu itam am na ci yuy indi hypertension waaw hypertension ñu jàpp ne
mun na am ay complication yu garaaw ci doomu aadama ndax bu ñu toogee traité wuñu ko kooku day exposer nit ki ci ay problème artériel ay problème sanguin yu garaaw ak garaaw mun nañ ci ràññee ci complication yooyu AVC ñëpp xam nañu AVC ndax gis nañu jeexitalu AVC yu bare am na ci ñoo xam ne daf leen di cof rek maanaam boo seetloo seen wax sax dootul leer dañuy wax bugg wax wax ba seen wax sax dootul leer wala mu làggal leen complètement AVC làggal leen ñu am paralysie bu nga xam ne dootul wér maanaam AVC boobu mun na jàpp ay partie ci yuur wala mu nekk ay hémorragie ci biir bopp bi bu ko defee mu indi ay destruction ci yenn partie yuur gi mu am jeexital ci yaramu nit ki maanaam ci làmmiñam dem ba du nit ki dootul wax ju leer wala laago indil ko laago maanaam paralysie hypertension bu ñu fajul faj bu baax isam mun na indi infrastructure du myocarde maanaam xol feebaru xol bu nga xam ne day indi arrêt cardiaque maanaam te loolu ñaare fu mu amee rek nit ki ñàkk bakkanam donc mun na indi jeexital insuffisance cardiaque maanaam ay feebaru xol loolu mun na ko indi ñàkk faj hypertension ay mun na am jeexital itam ci rein yi ba indi feebar yi ñuy wax insuffisance rénale te ñëpp mooy li ngeen di dégg ñuy wax ni dialyse ba rein bi du ni mu doon fonctionner dem ba maanaam li mu nekkoon filtre di raxas deret di raxas ci yaramu doomu aadama dem bi dootu ko mun su ko defee deret gi day salte day dem bi nga xam ne deret gi dootul baax il faut que muy def dialyse maanaam ñu koy renouveler deretam te loolu ñëpp gi dégg nañu jafe-jafe yi ci am ci dëkk bi pour jot ci paj moom donte commencé nañu wàññi faj googu mais lu metti la lu jafe la xam ne ñi di ngeen souvent di dégg pour jafe-jafe yi nga xam ne ñooñu insuffisance rénale jàpp ñu war a leen di dialyser jafe-jafe yi ñu am pour jot ci kër docteur yi waaw ñàkk itam faj hypertension mën na indi gumba waaw parce que comme niñ ko waxee sànq hypertension mun na jàpp bët ba indi silmaxa looyu ay complication la yu nga xam ne hypertension bu ñu fajul faj bu baax mën na ko indi muy ay jeexital yu doy waar ci dundu doomu aadama